récitation de la khutba en langue italienne, etc. Et donc, on a tracé des parcours, on a prévu des parcours afin que aussi des musulmans italiens puissent devenir imams. Et on a parlé aussi de la question du financement de la communauté islamique. Donc, le parcours est un parcours encore ouvert, mais on a posé des bases fondamentales. Et on est la deuxième communauté religieuse en Italie, après les chrétiens, et on contribue au développement de la société italienne. Et donc, est important qu'il y a des règles codifiées pour une vie pacifique entre les communautés dans une société laïque comme la société italienne. Mashallah, mashallah, Sohna Arianna, penso che hai fatto una traduzione veramente fedele. Aujourd'hui, je m'en excuserai auprès de nos sœurs et frères français et américains, parce que hier, on a vu que toute la journée a été plus pendant sur l'anglais et sur le français. Intervenant oblige, parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez bien, la partie italienne est plus impliquée. On a notre sœur Arianna qui nous parle depuis l'Italie, Victorio Abdurrahman aussi, moi-même qui vous parle depuis la Toscane, Alibaba depuis la Lazio. Donc c'est normal que la langue dominante aujourd'hui sera, et pour la première partie, l'italienne. Nous nous en excusons et nous essaierons de faire des traductions fidèles. Mais peut-être dans la deuxième partie, que nous aurons plus d'invités au niveau de Dakar et au niveau de la diaspora. On aura plus à parler la langue dominante, c'est le français, Inch'Allah, ou bien l'anglais. Alors, ma jox na kàddu gi sunu kilifa sunu sëriñ Cheikhouna Bara Falilou ñu xam ko bu baax nag ñun waa diaspora bi ndax nag ku ñu miin la ku ñu yàgg di jaxasool ci wàllu waxtaan ndax dafay ñëw fii xam na li ñuy dund tey jii ma yéene woon nag jox ko mu mujjee kàddu gi ndax it bëggoon mu déglu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo doon def intervention ki jiitu di Victorio Abdurrahman ku ko xam la ndax ñoom ñaar ànd nañu am na lu bari lu mu xam ci moom Serigne Ali Baba tam def naa ni xam na ko ak Soxna Ariana tey jii ñu doon wax ci taxawaayu murit yi ak li nga xam ni moo di way tuub yi nga xam ni ñoo ñu fekk si ci yoon bi ban taxawaay la ñu war a am ak yan gàllankoor lañu leen war a teggil ñi njëkk a jël kàddu ñëpp ci wàllu communauté bi la ñu wax ak responsabilité bi nga xam ne ñun dañ ko war a jouer ñun sénégalais yi nekk ci diaspora bi tey jii nag ñu fas yéene jox Serigne Bara Serigne Cheikhouna kàddu gi ngir mu waxtaanal ñu ci lii nga xam ni moo jëm ci wàllu murit yi maanaam naka la ñu war a def ba message bi nga xam ni moo di message yu Serigne Touba naka lañ ko war a tekkee ak ci ban kàllaama lañ ko war a tekkee ndax gis nañu ni ñun sénégalais yi bu ñuy wax wolof bu gàtt rek dañoo xaw a tëju suñu biir ndax dañu yaakaar ni ñun Serigne Touba ñun rek ñoo ko moom ba même dëkk yi nga xam ni dañ fay dem nekk suñu communauté dañuy tëju suñu biir suñu julli bopp la ñuy def suñuy waxtaan suñuy màggal tey jii diggante bi nga xam ni itam Serigne war na ko am ak taalibe bi nga xam ni du sénégalais tey jii buñ ko doon wax ak communauté yi ñu nekk Serigne Cheikhouna ban message ngay joxe ci waxtaanu tey bismillah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa tabiina wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi din waaw jërëjëf sëñ Pape Demba am naa mbégte ci bokk ci waxtaan bi gannaaw bi ma dégloo li fi jot a rot ak lenn ci li fi rot démb
waaye bala maa tàmbali rek damay taxaw fàttaliku sun mbokk yi nga xamante ne bii ñoo nekk Palestine sun dëkk bi nga xamante bi fa la sun xibla bu njëkk nekkoon muy Baytul Maqdis kenn ku ne xam na jafe-jafe yi nekk ci fan yi ñuy ñaan yàlla mu daana leen seen i noonu delloo leen seen jàmm aar néegu yàlla boobu nga xamante ne bii bu am solo la ci lislaam te gannaaw lii nag lu xamante bi lu fi yàgg la ndax Cheikh Mamadou Fadal yëkkati woon na sax xaalis bu bari ci ay jamonoom nga xam ne bu ñu ko doon lim léegi ay centaine de millions lay doon yónnee leen ko ci donc entre 1945 ak 1947 kenn ku ne réerewut ne encore Cheikh Mamadou Amine ci guerru Gaza bu njëkk bi amoon 2018 yónnee na leen maanaam ñaan ba fa ñëpp dajee ci ambassadeur yu arab yi ci jumaay Tuubaa jullee fa àjjuma Cheikh Mountakha wax ci turam ñaan mbir mi dak yàlla dogal bañ xëyee da cessez le feu am loolu ki nga xam ne moo fi noonu di ambassadeur Palestine ak ki fi nekk léegi ku ñu waxee dinañ wax loolu Cheikh Mamadou Mountakha itam ñëpp gis wax yu am solo yi mu ci wax te loolu jiitu na tey ndax ñor bu ko mbir mi ñor kon yàlla na leen yàlla delloo ci seen sago yàlla na yàlla daan seen kon yàlla na ko yàlla delloo si jàmm te yàlla lawal jàmm ci réew yi yëpp kon ñu ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha yàlla bàyyi ko fi lool mu wér mu njaboot Sëriñ Tuubaa ba mu yeggale ay naanam di am mbégte nag tey di sant waa daayira Ansar di ko jaarale ci kenn ci jëwriñ yi muy sëñ Baye Gueye Baye mi nga xamante ne bii ñëpp xam nañ ne moom ñëpp àndal yitte ji ñu am ak rôle bi ñuy joué ak taxawaay bi ñu taxaw defe naa ne bokk na ci taxawaay yi ëpp solo ci lii mën a jur jàngale Sëñ Tuubaa donc tasaare ci àddina bi comme waxtu bi dafa gàtt waaye defe naa ne mbir mi lu am solo la ndax lii Ansar def mën naa ne révolution la boo xamante ne waroon naa am bu yàgg ndax defe naa ne tey itam taxawaay bi ak jàppale gi war naa gën a fës ci mbooleem kuréel yi nga xamante ne bii ñëpp maanaam seen loxo mën na cee dugg ndax liggéey bi ñu liggéey mën naa ne li ëpp solo ci liggéey bi mooy li ñuy def kon bu ñu waxee toujours ni ma koy waxee rek man maa posé benn question boo xamante ne bii su ma ci développé rek daanaka dina ëmb li nga xamante ne bii mooy wax ji dina camper le débat ndax kenn ku ne gis na ne murit yi ñoo tasaaroo ci ni ma koy waxee waaye yoonu murit tasaaroo wut murit yi ñoo tasaaroo waaye yoonu murit tasaaroo wut lu waral loolu mooy murit yi fu ne ñanga fa waaye presque ci seen biir képp la ñuy dund maanaam seenu ubbeeku ba mën a xamal ñeneen ñi man leen a yaatal demewut na mu war a demee donte sax mbir yi soppiku na waaye waroon naa gën a raw fii ndax dafa am lu bari lum laaj lim laaj mooy d'abord defe naa ne xam rôle bi nga xamante ne moom la murit bi war a jouer ak itam lan mooy objectif am ci mu nekk ci biti donte ñu ci bari li tax ñu génn daanaka mën naa ne pour wut am koom am luñ suturloo ba mën a gën a dëgëral seenu jaamu yàlla ba mën a gën a maanaam ñoŋol seen diine te mën a faj gàcce ak mën a taxaw ci liggéeyu lislaam bi ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi moo leen tax jóg ba tax ñu génn moo leen motivé waaye loolu xëy na moyen la pour mën a nekk bitim réew nag ba mën a jouer beneen rôle di ëpp importance boo xamante ne bii murit bu nekk ba nekk Sénégal ak ba génn ak bay waaj a génn ak ba génn ba ñibbi moom lañu war a
fanaanoo def ko seen li tubaab di wax devise mooy lan mooy nekkat dañoo jóg maanaam ngir xam ne Cheikh Ahmadou Bamba wax na ne inni uxaatibu nasaara turra fi ardihim li malikin muqtarra Sëñ Tuubaa bu waxee ne dinaa wax ak nasaraan yi fañ ne nasaraan yi bu ñu ko waxee du tubaab yi rek français yi wala italien yi mën nañ ne fépp foo xamante ne bii l'islam yëggagu fa wala dëgëragu fa wala tasaaroowu fa kooku Sëñ Tuubaa nee na dina wax ak ñoom bu Sëñ Tuubaa nee dina wax ak ñoom nag comme ni ma ko waxee toujours te li ëpp ci niñ daan doxale donte wàññi ko na léegi ñun dañuy génn ba na ci biti continuer di wax ak suñu bopp di wax ak suñu bopp boobu mooy dañuy fàtte ne kat ñun ay jumtukaay lañ yoo xamante ne jàngale Sëñ Tuubaa dégg nga dafa war a jaar ci ñun ngir tasaaroo génn ba tax yàlla dogal ñu génn nekk ci biti kon ñu war a saisir occasion boobu ngir mën a jéem a tasaar yoon waaye déedéet ñu bari dañuy defe ne kat même buñ demee ba yëngatu buñ demee bay def daayira lan moo tax ñu war a def daayira dañuy fàtte ne kat dëgg la dafa am yu bari yu saaju booloo bi ñu war a booloo ci dugum réew dafa am ay bànqaas yu bari mën a bokk ci liggéeyu Sëñ Tuubaa ba ñuy def ca Tuubaa ak feneen fu mën doon ci la waaye liggéey ci fi ngeen nekk ba xam ne yéen ay jumtukaay ngeen yoo xamante ne bii da ngeen a war a fexe ba ànd nasu doon benn say comme ni ko sëñ Mourtala maanaam donc diglee ni mu ko lancé ni mu ko doxale waaye loolu nag ñu far juum nag defe ne kat ñun buñ dajee dañoo war a daje ngir bëggal suñu bopp dañoo war a daje ngir maanaam tooyal suñu xol dañoo war a daje ngir même lenn lépp lu ñuy def duñ ci sóoraale koo xam ne bi bokkugu ci te comme ni ma koy waxee ña nekk ci diggante Touba ak Njaaréem sax nga xam ne sax soriwuñ Sénégal seen objectif war naa weesu loolu waxoon duma laak nag ñoo xamante ne bi dañoo dem ba génn nekk bitim réew kon ñooñu war nañoo am beneen gis-gis bu dul def wala di wax tuba yi paate képp ci bolle kon loolu nag dafa am laaj ndax kenn ku ne am na rôle boo ci war a jouer comme ni ma ko wax am na itam ay yoon yuñ ko mën a jaarale yoo xamante ni lu ci nekk mën na waxtaan waaye bi ci gën a rek gàtt mooy dañoo war a fexe ba borom xam-xam bi di participer ci xam-xam ki nga xamante ne xëy na yàlla dénk ko xam-xam bu bari mu participer ci jikkoom yu rafet di ko wone di ko doxee ndax buñ nàmpatalee ci yow ay jikko yu rafet donte yow maanaam sa xam-xam maanaam sax soriwul waaye lu borom xam-xam bi man war ko def ci xam-xam ñi am xam-xam war nañ ko def ci seenu defaru duñ defaru ba ku leen gis xemmem leen ci kaw loolu mu doon loo xamante ne bi kon ñun faaw ñu xam ne ñëwuñ bitim réew ngir maanaam nekk fa di fa dundal suñu bopp kese maanaam di fa dundal suñuy xol maanaam buñ bëggee màggal buñ bëggee jàng-jàngal ndax loolu même configuration bi nga xamante ne bi xëy na loolu ci jafe-jafe ñi la war a bokk waaye dama koy teel a wax doxalin wii tey wii Ansar def lépp tënku ci xam-xam donte sax gisante wuñ waaye buñ doon gisante itam nii lay demee maanaam loolu la mbir yu bëri yëpp ñun dañoo fexe li ñu gàllankoor mooy nekk ci événementiel boobu nga xamante ne bii foo dem tey buñ kër ki loon seet dégg nga chaque année li ñuy ñàkk ci ay xew yoo xamante ne bii dara génnu leen ci seen biir képp lay yem maanaam loolu nëga ni buñ ko doon seet di ko xayma di ko dajale mën nañ ca tabax ay centre culturel mën nañ ca tabax ay juma mën nañ cee jënd ay kër waxuma la réew mu ci nekk rek yow war ngaa maanaam sa autosuffisance ba maanaam jàll di dimbale ba yeneen réew yi te du yàq dara ci la ngay participer ci li nga xam ne mooy développement Touba mais ñun ci événementiel bi ni ñu koy doxalee
buñ ko seetee dafa amul rendement ndax mbooloo mu bari daje dégg nga presque 2% wala 3% du ñu rax lépp ñun dong lay doon dégg nga ñu togg ak a yàq loolu dañ ko war a soppi dañoo war a xalaataat ne kat loolu doonut li ñu fi andi yàlla baax na man am na fu may jaar fu bari di waxtaan ak ñoom ba am na lu bari ci seen doxalin soppi nañ ndax dëgg yàlla loolu bokk na ci li ñu gàllankoor la ñuy def ñu fexe ba la ca ëpp nañ fexe ba 3% wala 2% wala 10% ci la ñuy def ci suñuy xew mooy dellu si ci ñun waaye 80% yi wala 90% yi lépp dañ koy jagleel ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo duggagul ci yoon wi ñoo doonagul ay jullit ñoo sax maanaam duggagul ci lislaam ak wala ñu nekk ay jullit boo xam ne xamuñ lan mooy jàngale Sëriñ Tuubaa xamuñ lan mooy yoonu murit waaye déedéet ñun 99% la ñuy jël consacré ko suñu bopp même nit sax bu dikkee am xemmeem ci dugg suñu biir amul benn programme bu ñu ko defal pour yaatal ko bu ñu wax duñ ko faale dégg nga maanaam duñ ko traduiral loolu doon na loo xamante ne bii bokk na ci gàllankoor yi nga xamante bi day tax ñu fàtte suñu rôle bi nga xamante ne bii ñëw ngir immigré maanaam faj suñu soxla économique waaye nag déedéet dañoo war a ñëw war a xam ne am nañ mission buñ bàyyi boo xamante bi moo ñu yëkkati muy tasaare l'islam jaarale ko ci jàngale Sëriñ Tuubaa te loolu lu mel ne daayira Ansaar moo tax ñu jar a jàppale ndax moo tax man ci wàll ji ma yor ci Màggalu Tuubaa muy commission relation extérieure teel naa leen a ràññi teel a xam seenu doxin teel a xam ne ñii ñu jar a jàppale lañ appuyer leen ba tax na am na fi ñaari màggal yu màggal yoo xamante bi bu ci nekk fexe naa ba ci gan ñi ñu nga xamante bi mooy gani sëriñ bi te man ma yor loola bu njëkk ba wala nañ ci sëñ Fallou Alba daaw jeeg bi mujjee màggal amal kii bi Covid bi itam fexe naa ba man ma invité ci sama commission bi ma yor beneen soxna bu jógee Italie defe naa ne tur wi fàtte naa ko waaye donc dina ko war a xam loolu lépp wane ne kat ci lañ ci kaw loolu sax yemuñ foofu ndax comme Covid bi tax waaye maag ñoo waa Ansaar bëgg nañu dugal ci programme officiel bu màggal gi nga xamante ni mooy man ci commission bi ma yor dégg nga forum yu mel nii nga xamante ne bii ñoom sëñ Pape Demba ñëpp dañ ci participer borom xam-xam yëpp dañ ci participer mu am visibilité bokk ci màggal gi nga xamante bi n'a rien à voir ak la ñeneen def lépp ci langue yi nga xamante bi la ñeneen dégg ndax man sant naa ci yàlla wax dëgg yàlla ndax man mi wax ak yéen ba ma jógee di jàngi ba jàng li ma war a jàng charia damaa jóg dem jàngi langue sant naa yàlla dinaa wax français ni ma koy waxee noonu laay wax anglais dinaay wax itam li nga xam ne mooy espagnol donc italien soxlawuma ci traduction mën naa ne 90% lépp comprendre naa ko 50% mën naa ko wax loolu lañ war a préparer ndax taalibe yi bu ñu amee lu leen manqué ci seeni doxalin te ñu ngi koy jéem a corriger fu nekk ndax bu njëkk comme ni ma koy waxee bu njëkk bi ñu doog a agsi conditions yi xëy na yombutoon mais bu ñu demee ba am ay kër Sëriñ Tuubaa ci comme ni ko si laa diglee kër Sëriñ Tuubaa yooyu itam fi ñu toll war nañoo fexe ba maanaam ba bu ubbeeku ubbiku boo xamante ne bi tey wax dëgg yàlla nag gis naa ne la ma ci gis ko ci Italie ci Pontevico dal na sama xel ndax da nga fa gis ku du ab murit da nga fa gis ku du murit da nga gis sax léeg-léeg nga gis kuy noddu wala ku jiite koo xamante bi xëy na ab marocain lay doon wala mu doon benn nationalité loolu moo war a tasaaroo fépp am na feneen fu bari koo xamante bi nañuy configurer seeni barab képp dégg nga même bu fa jàkk nekkee kenn ku bokkul ci ñoom bu dikkee du fa sax xembe ma julli parce que sóoraale wuñ ne kat ñoom nekkuñ seen woon ak nekkuñ seen biir kër waaye vitrine lañ boo xamante ne bii dañoo war a yaatal ñeneen loolu jafe-jafe la. beneen jafe-jafe bi ñu am itam wax dëgg yàlla comme noonu ma la ko waxee ñun nañ war a waajee xëy na maanaam
des na dëgg la te ña ma ko sañee wax itam maanaam ci sama mbokk yi nga xamante ne bii itam maanaam ci dañ leen tudd di tudd sëñ bi ñoom itam nañ war a waaje donc des na ndax wax dëgg yàlla dafa am rôle yoo xamante ne bii ku ko bëgg a jouer sur le plan international faaw nga waajal sa bopp nag ba jekk yàlla rek moo ko may ñëpp waaye lu bon nga def effort ba donte sax yow maanaam déggoo ay langue yu bari loolu langue nekkatul barrière waaye nag nga fexe ba am rôle boo xamante ne bii nag encore da nga xam ne yow itam kat tukki woo ngir maanaam pàcc soxla kese déedéet soxlay maanaam yu àddina comme ni ma ko bëgg ni ma ko war a mooy tukki woo kese ngir laaj addiya déedéet waaye boo ñëwee mën nga fay jëlee mais da nga fay war a andi mën nga fay jëlee mais itam da nga fay war a andi li nga fa war a andi nag mooy lan xam-xam li nga fa war a andi mooy jub li nga fa war a andi mooy moyen buñ mën a tasaaree jàngale Sëñ Tuubaa ndax barrière langue parce que léegi doon tudd lu am solo man su ma dee wax plusieurs langues itam kooku xëy na yàlla mayu ko ñëpp donte benn langue nga dégg wala sax donte déggoo beneen langue sax waaye doxalin wi encore ñu taalibe yi war a seetaate seeni doxalin gën a ubbeeku gën a yaatal nit ñi gën a seet li nga xamante ne bii mooy maanaam système bi ñu yor nga xamante ne bii maanaam dafa mel ne kat ñun dañuy dikk ngir dund ngir consommer waaye mission bu mag bi war doon suñu mission muy tasaare l'islam jaar la ko ci jàngale Sëñ Tuubaa dañ ko fàtte noonu la ñeneen ñi nga xamante ni ñoo war a ñëw war a dolli nit ñi dégg nga war a leen a ñaax war a leen a gën a xamal ñoom itam am na ci ñu bari du mën a ñëpp ndax kenn ku ne gis na ne li ci sëñ Murtala def sëñ Maamoor li mu ciy def ak ñeneen ñi mel na ñoom nga xamante ne bii comme sëñ Maamoor toujours fi mu ko waxee ñëwuñ ngir noppalu ñëwuñ ngir ñu berndeel ñëwuñ ngir ñu daral waaye dañoo ñëw ngir liggéey dégg nga ngir tasaare l'islam te jaar ko fa ba Cheikh Murtala jaaroon loolu tam encore manqué na kon nag ñun ñëpp a war a defarwaat moo xam ñu tudd Sëñ Tuubaa dégg nga wala ci taalibe yu mag ci cheikh yi war nañoo tam jéem a maanaam dugal suñu loxo ci mbir mi ci pour xam ne kat mbir mi weesu na rek maanaam dikk nekk foofa di organiser ay événement kese jëm ci mbir waaye déedéet ñu mel ne daayira Ansaar war nañoo teg ay comité yoo xamante ne bii kenn ku ci nekk dégg nga la nga yor da nga ci bay saw laaj ba ñu wàññi xew yi nga xamante ne bii ci ñu lañ ko destiné lañ ko nar def ñu fexe ba par exemple màggal kenn ku ne xam ne ñëpp xam ne bis bu am importance boo xamante ne bii dégg nga dañ ciy sant Sëñ Tuubaa waaye néew nga fooy dem te lañ fa def 90% yi dégg nga yemalewuñ ko ay bernde ak ay loué salle ak ay jël te li doon yoon mooy fexe ba def ci solidarité fexe ba dem ci hôpital yi fexe ba dem ci prison yi fexe ba nem ko mbokk jullit yi même ci suñu biir rek ñi nga xamante ne bii maanaam donc soxla nañ te ay mbañ rus lañ ak yeneen jullit yi nga xamante ne bii ñoom ñëpp ñu seet ay façon de solidarité yoo xamante ne bii dañ ko def ak ñoom te wàññi li nga xamante ni sax du mën a gaspillage la waaye lu ñuy jëmale ci suñ biir la du ko bendeel suñu bopp man defe naa ne te nag li nga xamante ne mooy comité scientifique yi ñiy jàngalee bari na foo xamante bi dem nga fa ñu mënutoon a jàng nañ fa fer étude mais léegi dem nañ ba am na ñu am yu sëkk ci àll bi même loolu itam fi mu toll ñun war nañoo weesu fi mu toll yem ci jàng ay weekend kese fi mu toll war nañoo am ay centre yoo xamante ne bii ay diplôme yu homologué dégg nga ñeneen ñu dul sax maanaam murit wala bu leen neex ñu julli sax ñëw di jàng ci ñun parce que mën nañ ko parce que li ñu yàq ci xew yi buñ ko dajale woon dégg nga bañati koo yàq du mel ne sax yàq la waaye ba maanaam bañati ko tasaare mën nañoo seet lu ëpp priorité dama ñu def ko jël nëga ni ci wàllu koom kenn ku ne xam na ne te li may wax man en toute connaissance de cause man expert la en finance islamique tey li ñu mën a génne ci xaalis li ñu mën a dajale li ñu mën a am war nañ koo teg ci ay yoon yoo xamante bi waxuma la
liñ soxla ñun murid yi ci ay kër Sëriñ Tuubaa suñu système waaye nëga ni waroon naa fekk jullit bu soxla dara dégg nga sax par exemple Italie boobu rek laa jox exemple war na ko mën a ñëw wut si ko ci ñun parce que jamono ji moo soppeeku toujours dama koy wax am na maanaam lu may faral di wax ndax léegi ñu am 60 ans ci àll bi am na ñu fa am 60 ans am na ñu fa am 40 ans majorité bi am nañ ci lépp 30 ans waaye ni ñuy doxalee sunu koom-koom suñu wàllu koom depuis début des années 80 soppiwuñ ci virgule ni ñuy doxalee suñu mbirum koom soppiwuñ ci dara te jamono soppiku na fi soxla yi soppiku na fi projet yi donc soppiku na fi lan mooy tee nag ñu toog dégg nga ni ñu def léegi ba bu njëkk ci ay salle lañ daan daje dégg nga réunion ak ci hôtel dem ba am suñuy barab bi bopp kon war nañoo xamante ne soxla yi wuute na war nañoo xamante ne bii maam dimension bi léegi weesu na fañ tolloon ci 1980 mais fi mu toll koo laaj wax ko lool mbirum koom-koom foo dem dégg nga ci àll bi donc ci émigré yi ñoom daal cotiser teg buñ soxlaa laaj dégg nga buñ dee xew dégg nga laaj dégg nga gaspillé ba mu jeex léeg-léeg bor topp leen ci léeg-léeg leen topp ñu dajalewaat jëm déwén te mën nañoo am système boo xamante ni li ñuy yóbbu Touba dina yokk li ñuy participer ci projet yu Touba yi dina yokk li fi ñu nekk itam ñu gën koo ñoŋal ba waxuma la ñi bokk ci ñun kenn wartu ci am projet bi doon maanaam économique waaye jullit yi sax war nañee na mën a jàppale te loolu mën naa nekk te néew na fooy dem gis fa maanaam mbir yi ndax day mel ne mais sëñ Mourtala yee nañu toujours ni ma koy waxee sëñ Mourtala bu dee def transport dégg nga yor ay immeuble ay imprimerie te moom doomi sëñ Tuubaa lu mu soxla dégg nga bu ko laajee ñu jox ko waaye déedéet dañoo won li nga xamante bi mooy exemple lan moo teye ñun ressources yi ñu yor maanaam ñu seet ci tey jii Brescia te imprimerie boobu ñëpp rek di mool téere yi feneen am ko loolu mën nañ ko gën a yaatal tey jii bu ñu amoon foo xamante ne bii luñ soxla ci affaire maanaam xéewal daayira bi moo ko moom xanaa koo xamante bi yow bu la laajee nga jox ko ca la muy def dégg nga bu amee loo xamante bii maanaam yow mën nga ko jëfandikoo dégg nga mu am ko di ko jaay kon bala ngaa dem feneen da nga dem ci ñun kon loolu li ñu war a wax lépp mënu fee xaj waaye comme dañuy junj rek di wax kon ñu war a góorgóorlu xam ne inni uxaatibu nasara tura fi ardi bi malikin mutlaq jóguñ ngir ay faj suñu problème économique kese waaye dañoo jóg ngir war a bokk ci missionnaire yi nga xamante ne bii dañoo war a bokk ci ñi tasaare yoonu Sëñ Tuubaa am na fu ma sa waxtaane ci Paris bi nga waxee ba yeggal am na kenn ca mag ñi jóg walaay ne ma sëñ bi de dafa mel ne man ngay wax mu ne ma ndax man am naa fi 40 ans bi ma ñëw daayira kenn mus ta xamee l'islam ci man musul fi indi kenn mu tuub dégg nga kenn xamewu fi Sëñ Tuubaa ci man presque parce que lu ko waral mooy ñun dafa mel ne suñu bopp kese moo ñu ñor faaw ñu li nga xam ne mooy initiative yi ANSAR ñuy def dañ ko war a dëgëral yaatal ko jox leen priorité suñuy ressource ak suñuy pexe lépp ñu def ko ngir liggéey boo xamante ne bii maanaam day tasaare yoon bi waaye lépp loo xamante ne bii maanaam du tax yoon yi avancé du tax ñu gën a xam Sëñ Tuubaa du tax ñu gën a xam l'islam ma ne la loolu dégg nga jëmul fenn kon ñu war a fexe ba dellu si waat suñu xel te xam ne comme ni ma ko waxee rôle bi ci taalibe yi war a am soppi seen doxin te ñëpp kenn sikkuwut ne ñu am yéene lañ kenn sikkuwut ne ñu am Pastef lañ kenn sikkuwut ne maanaam ci toolu xare lañ ne te buñ ci dara waaye teg leen ci aw yoon woo xamante ne bii maanaam buñ ca jaaree duñ fàtte seen objectif bi di ma la waaye du toog nekk Europe di fa dund wala nga nekk Amérique wala feneen di consommer di bëggal sa xol dégg nga di organiser say cérémonie dégg nga ay xew yoo xamante ne bii dégg nga xaaj bu jeng ci ñàkk dégg nga te kenn ku dul yow wala ku tuddoo ci yoon wi wala ay benn fu téeméer di nekk ne nga
kenn ñuy rax wala ñaara ñuy rax fu 1000 personnes nekk 10 personnes ñu rax dégg nga ñu defee ni ñu ci dara loolu avancé maanaam tasaare gi ñu war a tasaare jàngale Sëñ Tuubaa comme ni ma ko waxee ñu itam ñi nga xamante bi itam ci ña ma ko war a wax dañu leen tudd di tudd Sëñ Tuubaa dañ ay ndaw dégg nga mën a nekk ci toolu xare bi war nañoo fexe ba suyee seen rôle bi nga xamante bi moom lañ war a suyee ci kaw dëgg la nit fu mu nekk sëriñam dina ko fekk dégg nga ku taalibe nekk bëgg na sëriñ fekk ko waaye nag boo ñëwee na nga koy jëlee noonu nga fa war a indee la nga fay indi mooy lan xam-xam jub bay sa waar kenn warta gis yow loo xamante ni moom maanaam lu ñu xeeb la bu ko defee nit ki yaa fusoon sax bu dikkee dana la wóor ne kat kii yokk na la dara ci gën laa xamal sa objectif gën laa tegaat ci yoon te xam ne kat mission bi ñu am mission bu rëy la te itam toujours nit ki bu defee ci xelam ne dafa ñëw ngir maanaam am aw sas yi mooy lan mooy yàlla boole ko ci ñi génn ci pour mën a maanaam xam ne Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa dane war nañu ci géej gi war nañu ci jéeri gi kon nag ndegam woon na leen sukku ma ne woote bi dina àgg waaye nag li nga xamante bi mooy problème mooy woote bi àgg te àgguwul ci yow loolu yàlla na ci yàlla musal dëgg la ne dëgg la bëggoon na jërëjëf amoon naa yéen jërëjëf waaye wax dëgg yàlla xëy na lii la ma sama xel may tey muy sama contribution bu ma des ci expérience bi ma am nag boo xamante ne li ma ci xëy na macha allah man def naa plus de mën naa ne 30 ans donc dëkk ci àll bi nekk ci mag sama di liggéey di jàng di jàngale kon defe naa ne lu ma ci wax fenn benn continent bu Australie dem naa ko dund ak ñoom comme kenn ci ñoom waxuma la sëriñ bi ñëw di leen seet waaye de comme kenn ci ñoom dégg nga ba xam dégg nga niñ tëddee xam li ci nekk ci enjeu xam li ñuy def li ci jub liñ ci war a jubbanti liñ ci war a yokk ak liñ ci war a maintenir kon li may dolliwaat daal mooy daayira bu mel ne Ansar faaw mu yaatu projet bi sëñ Mbaye Guèye am ba nga xamante ne bii ni mu amee Italie noonu lay amee France dégg nga noonu lay amee Espagne Japon ak partout ñu liggéey boo xamante ne bii maanaam pour ñi xamagul l'islam la wala ñu ci duggul wala ñi nga xam ne ay jullit lañ te bëgguñu yoonu murit defe naa ne loolu mooy li am importance te duñu yàqal dara ci suñ liñ daan def ndëkk muy joxe addiya ak maanaam bokk ci développement Touba man defe naa ne képp kuy def ci loolu nga war a def képp kuy dëgëral loolu nga war a dëgëral ndax loolu kat mooy li am solo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu di ñaanal Cheikh yàlla ko yàlla bàyyi amiin te wér koor gi ñu jógee yàlla na yàlla nangu lépp yàlla na yàlla may ñu fekk ko at yu bari lépp luñ ci def noonu yàlla musuñu ci musiba yi ak balaa yi musuñu ci li nga xamante ne bii mooy mbas mi defal ñu xéewal bañ fàtte ko ba lépp luñ mënoon ñu mën lu ko kon di leen ñaanalaat di ñaanal Cheikh tam sëñ Mamour ci liggéey bu rëy bi nga xamante bii maanaam ñu ngi ko ànd ak moom ba yóbbu ko foo xamante ne bii tey wóor na ma ne Cheikh Mourtala bu dikkaatoon dégg nga su gisee itam moo xam ci xam-xam bi la moo xam ci liggéey bu def xale yàlla gën koo woyofalal gën koo mënal te di sant jëwriñ yëpp di leen sant ñi nga xam ne ñoo organisé mbir mi di sant ñi nga xamante ni ñoo ci participé kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maaleykum salaam wa rahmatullah Mbacke Balla defe naa ni tey jii alhamdulilah bi nga defee sa discours en wolof ndax nag dafa mel ni message bi tey jii bu ñu xoolee démb ba tey message yi ñu doon wax yëpp daanaka témoignage yi sunu mbokk yi tubaab yi ñoo ko doon def di joxe seeni témoignage ci ñoom ak seen lenn ci seen dund waaye tey jii message bi nga def dafa mel ni sénégalais yi nga ko jox murit yi nga ko jox ci ban taxawaay la ñu war a am ñoom seen diggante ak way topp yi soxna Ariana signor il marabou Cheikhouna Bara ha tenuto un discorso molto importante. Io l'ho ringraziato anche per averlo tenuto in Wolof, perché questo discorso era più indirizzato ai talibè murit della diaspora senegalesi, su come dovevano, i comportamenti che dovevano avere attraverso i nuovi
musulmani che sono arrivati fino a diventare murid. Prima di cominciare ha ricordato i fratelli palestinesi che stanno soffrendo molto lì a Gaza, perché abbiamo visto questi ultimi giorni nella moschea di Al-Aqsa, nella banda di Gaza, cosa sta succedendo. Ha ricordato molto nei tempi di Sirin Fallu, il secondo califfo, nel 1947, quando i palestinesi hanno avuto i primi difficoltà. Sirin Fallu ha avuto a prendere anche dei soldi, l'ha mandato in Palestina per sostenere la causa dei palestinesi. L'ha fatto anche il suo genitore, il primo califfo, diciamo, dei nipoti di Sirin Bala. Sirin Bala ha avuto a fare una preghiera del venerdì, invitando il rappresentante dell'OLP a Tuba per fare una preghiera quando ci fu la seconda ultifada. E abbiamo visto subito dopo la preghiera di venerdì, quando ci fu questa famosa richiamo dove ha dato la parola a Sirin Muntaha, attuale califfo, preghiamo che abbia lunga vita, per chiedere la pace in Palestina. Subito dopo ci fu diciamo, una pace e avevano fermato queste sofferenze. Poi l'ha ribadito anche l'attuale califfo Sirin Muntaha, dove ha chiesto al mondo intero di fare delle preghiere come musulmani per far sì che in Palestina ci sia la pace, perché ricordiamoci che in Palestina è uno dei luoghi sacri dell'Islam, perché è lì che c'è la moschea di Al-Aqsa, dove sappiamo la storia di Beit el-Maqdis, cos'è successo, tutto. Per questo ogni musulmano ha il dovere di pregare, anche di richiamare, di alzare la voce, oppure di indignarsi per quello che sta succedendo in Palestina. Poi, ritornando, ha ringraziato molto Dair Ansar per averlo invitato, ringraziando Dair Ansar attraverso il referente Sirin Baigay per il ruolo molto importante che stanno facendo sull'insegnamento, sull'importanza anche della religione per aiutare i nuovi fratelli e le sorelle che sono entrati nell'Islam. Poi si è accentrato sul ruolo dei murid della diaspora e sugli obiettivi che i murid devono avere, a parte diciamo, la forte mobilizzazione che hanno per mobilizzare, fare raccolte di fondi. Dobbiamo anche avere un'altra visione. Il muridismo non deve essere soltanto un strumento, diciamo, che i senegalesi fanno per organizzare delle iniziative religiose. Va bene, questi magal sono molto importanti, ma abbiamo visto durante la pandemia, siamo stati quasi più di un anno senza organizzare magal. Cosa ha fatto? La nostra fede ha cresciuto molto. Per esempio, sono 2 anni che Ansar organizza attraverso queste piattaforme delle iniziative che tutto il mondo vede. Questi sono dei modi di diffusione che noi musulmani, ma murid, dobbiamo fare per arrivare da dove molti non sono arrivati. Perciò io chiamo anche i miei fratelli e i miei parenti, diciamo, mbake che arrivano in Europa, che vanno dappertutto alla diaspora, per fare la cosa più importante, abbattere la barriera linguistica, perché la barriera linguistica è una cosa molto importante. Lo vediamo attraverso i magal che organizzavamo. Per esempio, qui in Italia, se lo sapete bene, quando andate nelle magal, spesso si parla solo senegalese. Gli italiani arrivano o i francesi arrivano, se sentono solo senegalesi, si sentono un po' esclusi, e non deve essere così. C'è un versetto del Hasidah dove Sirin Tuba dice Inni ukhatibu nasara, dove dice che andrà a diffondere tutti i suoi insegnamenti fino dall'Occidente e dall'Oriente. Questo è una cosa che ha scritto Sirin Tuba, ma dobbiamo essere noi fedeli murid a mettere in valore questa scritta,
mettendolo in valore sarebbe andare da tutte le comunità dove siamo, non chiudersi, ma aprirsi. Aprirsi vuol dire abbattere il fattore linguaggio, perché il linguaggio è molto importante. Dove andiamo non far solo che si sentiamo senegalese. La senegaleità è una cosa importante, ma entrare nella comunità, quello che facevamo, che parlavamo prima con Ali e Vittorio, sarebbe altrettanto più importante. E noi Murid abbiamo un ruolo da giocare. Non dobbiamo solo chiudersi nelle nuove sale, ma dobbiamo aprirci. Ma un altro fattore è il fattore economico. I Murid hanno una capacità di raccolta importante, molto importante nel settore economico. Io stesso, lui che lo dice, sono un esperto in banca islamica. Io che penso che dobbiamo rivedere il nostro modo di essere in questi paesi, non pensare solo di essere gente che viene a prendere, ma dobbiamo essere dei fattori, dei vettori economici, gente che viene avere un potere di investimento, far sì che i Muridi che sono qui non dobbiamo solo vedere, per esempio, di poter spendere 100 o 500 mila in un Magal, ma avere una capacità da dire che quando una comunità ha bisogno di poter sapere che esiste la comunità Murid, su quale, per esempio, possiamo andare a chiedere tale o tale cosa. Su queste cose dobbiamo rivedere molto il nostro modo di essere e rivedere anche i centri culturali dove Serin Murtala, Ridwanullah Ta'ala aveva una visione molto aperta, farlo diventare delle case per i musulmani, non solo delle case per i Murid, farci entrare, accogliere tutti i musulmani a braccia aperte. Io saluto per esempio l'esempio di Brescia. A Brescia possiamo vedere altre comunità quando c'è la preghiera che fanno l'appello del muesino. Questo vuol dire apertura e questo è il ruolo su quale Daira Ansar deve accentuarsi molto, ma anche le comunità senegalesi, le comunità Murid, insieme a Ansar devono giocare un ruolo molto importante. Insomma, ha parlato molto della figura dei marabù che arrivano qui, che devono anche avere un'altra visione sull'attuale, le comunità plurali che esistono per la comunità Murid. Io penso in generale, in grande linea, che ha detto più o meno queste cose, però io vi volevo fare, visto che siamo un po' in ritardo, un'ultima domanda, lo faccio anche a Abdurrahman e lo faccio anche a Serigne Ali Baba, poi faccio concludere diciamo a Serigne Bara. Per voi, diciamo, è passato questi 2 anni, sono passati questi 2 anni, la pandemia, per vedere un'altra comunità nuova che risorge, quali sono più o meno le nuove prospettive che la comunità musulmana e la comunità Murid, qui parlo principalmente in Italia, dobbiamo avere? Do prima la parola a Ali Baba, poi a Abdurrahman e eventualmente anche se Ariana, perché è un dibattito che facciamo tutti noi, ci scambiamo. Ognuno dà magari 2 o 3 minuti, poi concludiamo. Ali Baba. La tradizione è corretta, 200%. Grazie mille, grazie. Grazie. Saluto il nostro Maravuto. Veramente un bel intervento, sollecitazione, perché noi possiamo avere un approccio aperto, capendo che il messaggio del Sheikh non ha nulla a che vedere col Senegal, diciamo, è un messaggio universale, quindi dobbiamo facilitare questa puntualizzazione del fatto che il Murid non è che solo deve ripetere automaticamente le cose, ma deve contribuire, fa parte della missione, divulgare il messaggio dello Sheikh e devolare la sua comprensione anche a chi più lontano. Mi sembra un insegnamento fondamentale. Rispetto a quello che dicevi tu sulla pandemia, io credo che sia diciamo, per tutti. Ieri ho seguito i lavori, c'era una sorella che spiegava
come il nostro punto di forza sia la fede, perché la differenza con i quali i musulmani o comunque le persone di fede hanno vissuto la difficoltà del confinamento, del lockdown, la pandemia, il rapporto con la morte, diceva la sorella, rispetto a chi non crede è valore aggiunto. Ecco, quindi questo ci deve permettere di aprire anche una riflessione di natura sociale, di natura relazionale sulla rete Murid, sulla solidarietà. Pap, mi ricordo che eri anzi ti ringrazio Pap Demba, che eri tra i primi a dover lanciare la spesa solidale, no? All'inizio l'avevi fatto quasi a titolo individuale, no? Quando i nostri fratelli non hanno diciamo, accesso agli ammortizzatori sociali, ai benefici dell'assistenza che lo Stato italiano prevedeva durante il lockdown. Io credo che la comunità Murid ha dimostrato una grande prova di solidarietà. Ci siamo come dire, organizzati, abbiamo anche al di là delle frontiere confraternite, no? Abbiamo fatto una raccolta di fondi, abbiamo portato aiuto laddove come dire, i bisogni c'erano, i nostri fratelli, i nostri sorelle che erano in difficoltà. Che cosa imparare da questo? Io penso che, lo diceva il mio marabuto, che forse il tempo che ci insegna, diciamo, la pandemia è mettere a disposizione dei meccanismi di finanza islamica, ma anche dei sistemi di solidarietà. I cristiani hanno il sistema Caritas, no? Che raccolgono fondi, aiutano la gente. Io penso che le misure che noi abbiamo preso, che sono delle misure estemporanee, vanno rese delle misure strutturali, e una daira come tutte le daire, insomma, che sono in Italia, anche in Europa, potrebbero comunque cominciare a ragionare sulla necessità di mettere come dire, in piedi delle strutture finanziate con la benevolenza, con la zakat o altre cose, o contributi volontari da mettere a disposizione per venire in aiuto ai fratelli e alle sorelle musulmani, ma anche a tutti i bisognosi, perché comunque l'Islam è aperto a tutti e noi consideriamo che l'essere umano è una creatura, un capolavoro di Dio. Per questo noi rispettiamo tutti gli esseri umani senza come dire, distinzione di fede e di altre cose. Però comme si dice wolof bay sa wewu tànk ñun murid dafa am taxawin boo xamante ne war nañ ko mën a def. waaw mën a am dox ci dëkk bi di dem di si Caritas yi loolu sax lu baax la parce que ndimbal la rek, wante ni ko sëñ bi waxee bu fekkoonte ne organisé wu nañu ci ñu biir dañu mën a am structure ni ay Caritas kër sëñ Touba yi mu ngi judd fën continent boo dem kër sëñ Touba yi macha allah léegi nañ ci bu ñu taxawee man daal li may jàpp sëñ bi loolu daal def ko sa sacerdoce, maanaam ko ay Caritas, xam nga du teg ay Caritas yoo xamante ne fépp dañ fay nekk quoi di jéggalu nag jërëjëf Ali jërëjëf ringraziamo veramente il fratello Ali che sta facendo un lavoro straordinario non solo per la comunità senegalese ma per le comunità straniere in Italia. Grazie davvero fratello Ali. E Abdurrahman, l'ultima parola. Assalamu alaikum. Grazie Serinali e grazie Serin Shehuna, vi saluto di cuore. Grazie per il contributo a livello sia di conoscenza nella religione ma anche da un punto di vista totale, perché ci segui molto da vicino, noi ti seguiamo, alhamdulillah, grazie. Io penso che il contributo che possiamo dare noi talibe, anche della Daira, è quello di dare un aiuto partendo dalle persone che abbiamo accanto, anche utilizzando gli strumenti tecnologici, però senza farsi utilizzare dagli strumenti tecnologici, perché non dobbiamo confondere il fine con i mezzi. Dobbiamo utilizzare i mezzi, ma non farci utilizzare dai mezzi. Sappiamo che alcuni messaggi possiamo trasmetterli solo ed esclusivamente di persona. Questo deve essere chiaro. Quindi dobbiamo ritornare nell'ottica, nella mentalità
che questa pandemia, questa situazione deve finire e che dobbiamo riprendere i contatti umani tra di noi e ristabilire l'ordine di quelle che sono veramente sia le priorità religiose, spirituali, che sia e sociali, e sia quelli che sono gli aiuti che possiamo dare, perché a volte basta una parola per salvare una vita. Abbiamo visto molti suicidi in Italia quest'anno e questa è la fine della società. Vediamo che stiamo andando verso una società transumana, dove vogliono fondere l'uomo con, non lo so, con la macchina, non so cosa vogliono fare. Quindi dobbiamo ritornare a quelli che sono veramente, qual è la dimensione umana, come l'uomo deve inserire, e la donna devono inserirsi nel contesto totale della natura. Io credo che l'Islam, dal punto di vista dell'ecologia, da un punto di vista della comunità, da un punto di vista della spiritualità, è una religione completa che diventa uno stile di vita totale per la persona. Non abbiamo bisogno di andare a cercare lontano, abbiamo già nella religione tutto quello che ci serve per poter essere di aiuto per noi stessi, per gli altri e per riapprocciare a quello che è il legame con Dio. Vi ringrazio e spero di vedervi presto, inshallah, a tutti quanti. Grazie fratello Abdurrahman. Grazie. Ci siamo dilungato, sorella Arianna, perché dovevamo fare quasi un'ora, le abbiamo fatto il doppio, talmente il tempo era importante. Io ti do la parola così fai salutare Sheikh Nabara e facciamo entrare il secondo gruppo. Amin. Arianna, bismillah. Bismillah. Allora, vi ringraziamo veramente tanto per i vostri contributi e vorremmo far fare l'ultimo saluto a Sheikh Nabara e poi presentiamo il prossimo intervento, che è quello della nostra sorella Mariama Silla, che ci parlerà di qual è il futuro dei nostri figli nell'Islam. Bismillah. baax na kon sëñ Bara sëñ Cheikhouna ñu jox la kàddu gi rek nga tàggoo ñu doog a dugal nag deuxième groupe bi ndax dañoo xaw a tardé ci temps bi bisimilah sëñ Bara. waaw waa jërëjëf maay am mbégte rek comme ni ma ko defoon ci tàmbali bi di ñaan yàlla mu def la ñu tawfeex ñun ñu ko defale ci li jot a jàll mu def ko ci li ci des xam ne ay initiative yi yu am solo la yu am importance te am nañu ci sawar am na ñoo xamante ne bii dem donc pare nañ pour toujours di ko def moo tax xam naa ne comité scientifique forum bi dinañ ko noté ñi ngi ci sax ñi ngi koy def ndax ñu ngi koy def waaye nag buñ di faral di gëj a def ay maanaam forum yu ndawaan yi nga xamante ne bii gis naa léeg-léeg ñu jël benn thème donc def ko mais nañ koy gën di yaatal te itam di ko faral di def nga xamante bi du am forme donc forum bu mag bi mais nag vraiment ni ñu koy defee nii donc seet ñoo xamante ne ñu ko man lañ ñu ko xam li ñu wax lañ parce que comme ni ma la ko waxee man li ma wax nii mën naa ko wax ci français mën naa ko wax ci espagnol mën naa ko wax ci anglais mën naa ko wax ci arabe mais soo gisee ma wax ko ci wolof donc li may yëg ci su ma koy wax ci langue bi mën naa am du ma ko yëg loolu mais loolu n'a pas d'importance mais li am importance mooy continue bi nga xamante ne bii moom la am ndax gis nga bi ma ko waxee macha allah maanaam ni mu ko traduire ñëpp xam nañ ne ni mu génne woon ci man maanaam dugg ko ci xol ñu ko dégg yow ni nga ko waxee itam noonu la dugg ci seen xol kon nag ñuy bareel di faral di fexe ba weer wu nekk wala ñaari weer yu ne wala ñetti weer ne ñu am ay rencontre yoo xamante ne bii di jàngat ci côté yëpp comme ni ngeen ko defee am ñaari partie benn bi nga xamante bi ñëpp ci jëriñoo waaye nag comme ni ma ko waxee ñi manque liggéey bi dem dañoo soxla formation dañoo soxla ay teete dañoo soxla accompagner leen ñi doog a dugg ñu soxlaa accompagnement kon ñi leen di teete itam noonu lañ soxla accompagner leen scientifiquement donc maanaam donc sur le plan communicationnel ba nga xamante ne bii li ñuy def dina gën a am njëriñ
toujours rek di xool nag ci erreur yi passé liñ def te mën naa gën a baax liñ defagul ak li ci manqué man defe naa ne loolu rek mooy lamp la mais ñi leen di saytu faw ñu encadré leen faw ñu leen gën a encadré macha allah borom xam-xam yi ci nga xamante ni feeñ nañ ak yu feeñagul nañ leen lu xarji fu ñu nekk xam ne lii mooy projet bi wallahi rasimillah lii ñu def nii man yaakaar naa ne moo ëpp njëriñ dégg nga fekk ay guddi nga ñàkk ci 500 000 euros wala 20 000 euros wala 100 000 euros wala 30 000 euros dégg nga gandee la ko sa bopp dégg nga tere la ko sa bopp dégg nga yéen képp fay nekk man defe naa ne lii mel nii nga xamante ni dégg nga te utut lu bari maanaam ceerul lool xam-xam la laaj il faut ñu boole ko ci kon maa ngi leen di santaat yéen ñëpp di sant yow Pape Demba di sant sëñ Mbaye Guèye ak nag Bichri TV vraiment donc ci technique bi ak communication bi ñëpp yàgg leen a gis ci lépp ak mboolem télé yi ñu ko àndal ak web TV yi ak donc site internet yëpp nga xamante bi ñun macha allah comme ni ma ko waxee li ñu manqué bëriwul mais li ñu dese rek mooy ñu organiser ko mettre ko maanaam donc à l'œuvre de Serigne Touba maanaam vraiment loolu moo ñu dese kon yàlla na yàlla sàmm yàlla nañu yàlla may ñu fekk war ko déwén ak yeneen yi fi jaar lépp di sant nag sama Feretel li Sorel li italiani yëpp di leen ñaanal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ciao arrivederci. Maaleykum salaam wa rahmatullah. Maaleykum salaam. Ariana, come hai sentito?